mbokk xarit yi mbégte lañu am dellusiwaat tey suñu émission place publique nag tey am mbégte dala fi Khadim Gueye di un youtubeur ñu koy faral di gis si Khadim Gueye TV sur YouTube à part Khadim Gueye tamit am nañu tamit Yaya Mbow tey nekk fii ñu gis ko ak déjà solom bi muy volontariat si Cento di Cioto fii si Italie na toll situation bu xaw a doy waar démb xibaar wadd na suñu premier ministre Conte génn nee na Lombardia bi dañ ko mettre en quarantaine situation oblige moom mooy coronavirus la ñu wax tey nag balaa ñuy commencé suñu émission ñu fas yéene dalal ba pare Khadim Gueye na nga def ñu leen la. waaw maa ngi sant di leen remercier yéen ñëpp di remercier ñi nga xam ne ñëpp ñoo ngi leen di seetaan di rafetlu seen liggéey parce que seen liggéey rafet na vraiment yéen a ngi dimbali population bi surtout suñ mbokk yi nga xam ne ñoo nekk fii ci diaspora bi ñoo xam ne xëy na italien bi dégguñu ko bu baax mais à travers yéen ñi ak ñu mel ne man ñi dana tax mbir mi gën a yaatu ku xamul woon gën a xam waaw surtout ci feebar bi nga xam ne mi ngi law ba bëgg a ëpp ay loxo fii ci réew mi. Yaya nuyu naa la tey daal nga ñëw ak benn colin boo xam ne di wane carrément que Italie kat ñu ngi liggéey. waaw Kabou maa ngi lay nuyu di la gërëm di la sant di nuyu aussi suma frère Khadim. di nuyu ñoom Augustin di nuyu l'ensemble des téléspectateurs. ñëw tey rek pour waxtaan si fii waxtaanu jamono. di ñaan yàlla subhaanahu wa taala rek lépp lu ñu fi wax yàlla na doon njariñ. di rafetlu nag seen liggéey vraiment di profiter tamit ci occasion bi di souhaiter toutes les femmes du monde tey muy fête bés bi nga xamante ni ñoom lañ ko jagleel. mooy 8 mars waaw 8 mars bi vraiment di wax daal yàlla gis na seen coono te yàlla na yàlla fay yiw. ba tey bàyyi ma dellu la kàddu bi fu mu nekk nii Conte démb ndogal génn na nee na Lombardia dañ ko mettre en quarantaine alarmisme la dañoo war a tiit dañoo war a ragal lu ñu war a def décision bu war la mooy sa gis-gis ci décision bi premier ministre bi jël fii Italie. waaw Kabou xam nga dañoo nekk ci réew moo xamante ni vraiment naw nañ leen ci benn fànn wi ñu leen nawee mooy que ni askan wi dañoo nangoo dégg ndigal yu jóge ci autorité ndax dañ ne l'État mooy institution bi nga xamante ni day prévenir. effectivement parce que prévention dafa am solo ci dundu askanu doomu adama parce que yow bu ñu la jëlee jiital la yàlla ñëw indi ab mugal ci sa kaw mu nar a jëm ci sa askan te xamoo foo koy waxee ji ak foo koy jooytoo yoon la nga mën a jël les dispositions nécessaires li ci gën a yéem mooy avant que décret boobu di nekk ci gazette officielle parce que déjà dégg naa ko tamit mu koy fustiger parce que yenn presse yi jël nañ ko gaawantu ko génnee te fekk ni loolu officialisé gul donc je pense que ni xëy na peut-être tëj Lombardia bi dina doon loo xamante ni luy xaw a kéemtaane la bon c'est pas tout à fait toute la Lombardia entière mais dafa am yi ay zone yoo xamante ni dañoo bokk ci Lombardia yi nga xamante ni ñoom la ñu mën a tëj def leen à la quarantaine parce que bu ñu fàtte ni dañoo nekk ci dëkk boo xamante ni Lombardia bi c'est le pôle économique c'est le poumon économique de l'Italie donc lépp loo xamante ni mooy génnee gàncax wala di génne meññet ci Lombardia bi lay jóge kon nag donc je pense que ni autorités yi tamit dañ ci bàyyi xel ci loolu pour ne pas quand même jéem a forcer trop li nga xamante ni moo nekk suñu kanam daal. Khadim Gueye ñu déggee yàlla mu wax yow ku lay yàgg seetaan si YouTube bi di gis ni daal da nga yàgg waxtam si jàngoro ji ñuy wax coronavirus yow fu mu nekk li xew Italie ban jàngat nga si am déjà. waaw jàngat bi comme di ko saa waxee léegi d'une part mais boo xoolee gouvernement bi jël décision bi ñu jël tey je pense que ne dañoo sës parce que phénomène la boo xam ne chaque jour yow nga gis plus de 1000 di ci yokk bis bu yàlla sàkk donc def naa bu ñu jëlee mesures yi nga xam moom lañ mujj jël aussi li tax ñu def ko surtout mooy mën a contrôler fan lañ mën a freiner affaire bi pour mu gën a bañ a gën a law parce que fekk cambal ji mi ngi am dem ak ñëw bi amuñuy isolé jaxasoo bi day gën a bari te lu mu gën a bari rek nga gis phénomène bi di gën a law donc mesures yi du yu neex parce que ça va coûter cher parce que ils ont déjà perdu des milliards d'euros ci tourisme bi ak lépp xam nga léegi nga freiner aussi tëj yenn zones yi lépp ci économie daf ciy jouer aussi mais nag boo xoolee xam ne mooy mesure bi nga xam ne actuellement réew mi bëgg na ko décision yu difficile la mais il faut tamit am na ay mbir bu xewee am na décision yoo xam ne yu fort lay doon du neex peuple bi du neex population bi mais situation oblige quoi voilà. si fàttali ñuy fàttali ni Milan fii exemple si Lombardie bi la bokk te mooy poumon économique daal fii bu Italie est-ce que dañoo war a ragal est-ce que dañoo war a tiit si décision bi ñu jël nii. tiit bi moom alarme bi warul à 100% ndax boo xoolee
feebar bi li muy law li muy bare ah lu muy rey pourcentage bu ndaw la xam nga kii bu meloon ne comme Ebola xam nga Ebola 10 personnes yu mu daan dal 8 yi moom dañuy wuy ji suñu borom bii nag nga xool mag ñi rek lay jël ñi am 60 ans jëm kaw donc ndaw yu dëgër yi jàpp lu mel ne fièvre rek bu fort la xam nga donc pour man waruñoo tiit mais de l'autre côté il faut tamit nit ñi tiit tuuti parce que ni muy lawe nii yow ñun ñii sax rëccatuñ ci xam nga ñoo ngi xool heureusement bu ñu yàlla dimbalee ba africains yi les étrangers là amu ci benn cas mais nag tiitaange boobu dañ ko war a mesurer waaw dañ ko war a freiner xool nu mu bañ a gën a lawe daal. dëgg la yaa xam nga jàngoro bu xasee ba am dañuy wax avant tout dañuy jéem a xeex ba introduction bi bañ a am après nag ñu jéem a xeex aussi pour propagation bi ñu mën ko limiter déjà ñu toll ci 5061 cas fii en Italie ak 233 yoo xam ne tamit yoo xam ne ñoom ñoo décédé yow fu mu nekk nii est-ce que dañoo war a tiit ban dénkaan nga am pour la population sénégalaise parce que ñun suñu mbokk yi lañ mën a waxal fu mu nekk nii pour jéem leen sensibiliser bu baax a baax lan nga leen dénk fu mu nekk nii. waaw il y a un nombre considérable ah 5061 cas la ñu wax. fu mu nekk nii waaw d'accord Kabou xam nga chiffre élevé boobu ñu joxe. élevé na mën na tamit ñàkk bañ a élevé mais xam nga parfois aussi dañuy fàtte di souligner tamit le nombre de cas yi nga xamante ni am nañu guérison ñoo xamante ni yàlla defoon na ñu nekk hôpital ñu faj leen ñu wér génn delluwaat seen kër. chaque fois bu ñu joxee estimation yi du ñu waxaale le nombre de cas guéris te dañoo nekk ci réew moo xamante ni macha allah yàlla may na leen xam-xam may na leen tamit jumtukaay c'est vrai que ni hôpitaux yëpp dañoo fees c'est normal c'est vrai mais xam nga aussi comme ni ko sëñ Khadim waxee jàngoro bu ñëwee ci askan. déjà dafa am loo xamante ni dafay laaj une étude approfondie maanaam jàngoro ji nu mu sosoo fan la jóge ak nan lañ koy mën a aaree ba nga xamante ni du mën a dem comme li Khadim wax sànq ne effectivement restriction yi nga xamante ni moom le gouvernement italien mettre sur place di ko rafetlu nag vraiment di ko rafetlu parce que dañ ne nit ki boo nekkul ci tool doo xam gàncax bañ fa ji ak ñam gi nga xamante ni moom lañ fa ji donc étant sur le terrain damay xam ni effectivement ces instructions doivent être respectées à la lettre te vraiment aussi maa ngi nuyoo aussi tamit l'obtempération de la communauté sénégalaise ak étrangère bi sax laay wax parce que dañoo nekk ci réewu jàmbur nguur gi joxe ay instructions te wax dëgg yàlla boo jaaree ci moo xam ci daayira yi di remercier les présidents d'association ak tamit ñi nga xamante ni ñoom ñooy président daayira yi parce que vraiment message bi jàll na ba tey ji boo demee ci kër diine yooyu wala nga dem ci association yi doo fa gis mbooloo kon donc ce qui veut dire que ni la communauté sénégalaise elle est prête à accueillir quelles que soient les décisions yi nga xamante ni moom la autorité italienne yi joxe te feebar bi nekk na feebar boo xamante ni affolement da koy bañ parce que li tax propagé wu bi di gaaw dafay bëri ci contact boo xamante ni mbooloo dañ faa daje kon donc pour éviter à cela pour que bañ a yokk lim bi nga xamante ni mooy ñi tëdd tawat loolu tamit da ciy baax pour ñu xeex ko di rafetlu nag ni ko askan bi jëlee ak ni ko askan bi tamit respecté di ñaan yàlla ni ko fii askan bi respecté yàlla na ko askanu Sénégal tamit ak yeneen adduna wërngal këpp tamit respecté parce que aussi mooy étude boo xamante ni vraiment dinañu dimbali quoi. doogu mool mais loolu il faut ñu insister sur le cas parce que suñ mbokk sénégalais yeeg étranger yi nekk fii ñu bañ a dëgër bopp nañ observer lii nga xam ne moom lañ teg italien yi ñuy dund ci seen biir buñ dëgër bopp naan xam nga mbirum sénégalais day woyofal mbir waaye suñ yoon newu ci waaye dara duñu dal nañ dem daje foofu waaye ñii bu leen déglu déet waruñoo def loolu kon daal nguur bi bu tëjee discothèque yi pub yi cinéma yi ak théâtre yi daal c'est normal quoi c'est nu ñu woy si ndigal parce que Italie la ñuy dund daal mu ngi noonu waruñu dem di def suñu yoonu bopp parce que bu boobaa dañuy tooñ bu boobaa dañuy am problème ak italien yi xam nga donc il faut que ñun tamit ñuy respecter di observer seen loi yi bu ñu demee ba suñu réew nag lu suñu réew wax ñun ñu topp loolu waaw sa waay wax na aussi mais nombre de guéris yi ñu ngi koy wax tey ji àgg nañ 533 dañ koy wax toujours dañ lay wax ñi nga xam ne aussi ñoom ñi ngi en quarantaine man boo gisee affaire bi may def chaque jour rubrique boobu damay dem jël ci protection civile date yi ñuy joxe à partir de 18h chaque jour ma jël ko ñëw wax ko sénégalais yi wax ko waa Sénégal ñu xam nombre bi fu mu toll ñaata ñoom la dal ñaata ñoo ci faatu ñaata ñoo ci nekk en thérapie intensive ak ñaata ñoo ci wér
loolu chaque jour dañ lay jox date yi jox la date yi région yu mu ëppee ak chiffres yi ñaata ñoo fa dee ñaata ñoo fa nekk en quarantaine et tout daf naa ñoom ci information ñu ngi joxe yu juste voilà te loolu maa ngi ko doon wax démb tamit gouvernement Sénégal dañ jàng ci lii dal fii parce que ñoom on est sur le terrain ñii erreur yi ñu defoon ñoom au début erreur de communication yi ñu defoon nañ ko bañ a def ndax am nañ exemple fii ñoom nañ déparé ci fii nga xam ne ñii ñu ngi gis yoon bi. xam naa deuxième partie moom nañ laa tuuti daal si côté Sénégal léegi si fàtte sax mun nañu wax exemple cas bu gën a palpable man Mantova laa jógee beneen côté la yéen Bergamo nga jógee beneen côté te fii lañ daje fii à Brescia ça veut dire que les gens bougent donc alarmisme amul. nañu xam ni que daal lañu ne état bi moo ne ñun Lombardie bi kese lañ tëj fii en attendant ñu jéem a xool comment il faut faire pour que affaire bañ am benn propagation bu. parce que fii la cas yi ëppee. mais nag attention économie nag dina métti ah. économie déjà métti na. économie bi dina métti yow boo xoolee tourisme bi ah. xam nga yow 31 millions de touristes la Italie doon recevoir chaque année. c'est des centaines de milliards. léegi touristes yi léegi nangootu ñoo ñëw parce que tiit nañ. Italie léegi boo fi jógee da ngay mel ne ràmm dem maa ngi koy wax naan seet bu njëkk. bëgguñu ñu woon fii léegi ñun dañuy dem suñu réew suñu waa réew sax bëggatuñu boo jógee Italie toogal sa réew lañ lay wax. déet waay Casa Nostra ku yore so Sénégal rimane a Casa Vostra. déet waay Sénégal yi bëggatuñu ah. yow boo ne woon cëpp ne Italie laa jóge xam nga gars yi lay moytu comme ku ràmm. loolu tax nag temps yi xam naa ku mën a renvoyer say voyage man mi février laa doon dem dama ko renvoyer ren. parce que dem fa ñu lay xool comme bëtu ah. ku ràmm wala affaire yooyu je préfère rester à casa mia per il momento gannaaw par force la. nañ dem économie bi li ci dina yàq lu bari tey boo xoolee tey jii ci disposition yi ñu joxe tëj nañ discothèque yi théâtre yi stade yi yooyu ay milliards la woon. dëgg la musée yi. dëgg la ay milliards la woon. yooyu nag mais ils sont obligés mënoo dajale ay nit ay 60 000 personnes stade ñu wàllante ko foofu day mujj nag sama gars yi ñoom dootuñu nalawati. déjà ñoom sonn nañ ñu leen di woo heure bu nekk ñuy dem di secourir voilà mais buñ tiit parce que kii feebar la boo xam ne gis nga daf ñu daan dal am na feebar yoo xam ñoo gën a garaaw bii la ñuy rey bii reyu ko mais xam nga tëll ji rek la gars yi dégg ak ni ñuy dégg chiffres yi ñuy joxe boo ko déggee da nga naan yàqu naa te du dara sibru dal na la dal na ma dal na ku ne nga toog 3-4 jours jël garab yi lu tax nga xam nga vaccin bi génnul pourtant on a fii 533 guéris lan lañ leen faje ci hôpital yooyu remèdes yi ñu daan utiliser boo sibro mais kenn pikiru leen pikiru coronavirus donc loolu rek dalal na xel ndax bu doon rey ñu ne 18 mois pour que vaccin bi mën a génn sori na kooku bu doon rey balaa 18 mois yi genn wàllu réew mi àdduna jeex. na xel ñu dégg daal comme daal lu sëñ Khadim wax mu nekk nii état bi donc tëj na centre culturel yeeg stade yeeg bar yeeg discothèque yeeg et que fu mu nekk même bar yi sax non même bar ak restaurant et pare dañuy tëjji ba ay ba 18 heures te tamit il faut moom benn distance de 1 mètre entre les personnes et consorts yéen ci antu di ci wattu xam naa liggéey war na bëri de. waaw seen liggéey méttiwul. waaw di sant yàlla rek di sant yàlla parce que aussi xam nga nit ki tamit. tu te rends utile à la société. c'est vraiment aussi tu me permets aussi tamit ma lancer un vibrant hommage à tous les secouristes. de la planète. ak le service Thientou du Thiotto franchement di ñaan yàlla nag aussi li nga xamante ni am na fii. muy maanaam branche yi ñi créé pour ay Thientou du Thiotto yàlla may ñu ba ñu am kàttan ba def ko ci Sénégal. def ko ci Sénégal pour dimbali askan bi parce que aussi dañoo nekk fii c'est vrai que ay moodu la ñu yàqul dara ci li ñuy liggéey donc mu nekk passion boo xamante ni vraiment xam-xam nga ciy jëlee jàngat nga ciy jëlee te ëllëg aussi mën nga ko jariñee ci sa biir askan. c'est vrai que ni liggéey bi metti na. liggéey bi metti na parce que sànq ci njëlbeen nee naa la boo nekkul ci tool bi mënoo xam gàncax ba ñu fa ji. dëgg la c'est normal day am nag yenn yoo xamante ni xëy na peut-être secret professionnel da koy lal. te tu n'es pas privacy aussi dafay baax parce que tey su ma demee secourir benn nit ci Brescia par exemple war mu mën a taxaw naan tey ñëw naa Brescia ci bërëb sàngam secourir fa nit kon boobu maay poser alarmisme. ci askan ba fa nekk. bon ñaareel bi mooy effectivement li ñuy tëj discothèque yi. tëj lépp parce que virus bi moo ko laaj parce que ni virus bi di propagé woo moo gaaw moo raw melax tey ji mën na maa dugg ci discothèque tey man ma am virus bi laal buntu loke bi dugg ci biir nekk di fecc di yaataay yumbee Xaadim ñëw laal loke bi dugg ci biir frotter ay bëtam wala laal bakkanam wala laal gémmiñam déjà jël na ko kon tey man ak Xaadim ak keneen ak imaginer discothèque italien yi ñaata nit ñoo fay dugg
c'est normal que ñu tëj c'est vrai que ni état bi nag dina sentir une perte. parce que déjà ku xam ni Italie comme ni ko Khadim waxee c'est une ville touristique. parce que art sur le plan artistique askan wi dañoo naw Italie ci côté art te li fi dugg ci touriste pour visiter musée yi visiter monument artistique yi dafa bari. dëgg la te lépp mi ngi jóge ci par exemple ci waa russe wala soviet wala kii chinois yi wala au niveau même ci hollandais yi anglais yi. fii li fiy ñëw ci affluence ci touriste jéggi na dayo tey jii Venezia rek xam nga Venezia moom presque la fay ñëw ci touriste. ci loolu la ñuy dund. ci loolu la ñuy dund. donc c'est normal que état bi jël ay prédispositions en attendant que les chercheurs tëju ci laboratoire pour jéem a trouver le vaccin. c'est vrai que ni coronavirus boo koy seet xam nga ñun fii ñi ngi xam influenza. te booy xool coronavirus presque symptômes yi muy génnee moom la lay influenza di jox presque mën naa. quasi similé quoi ay cousins lañu ñoom ñoo bokk. tey jii boo amee xam nga tubaab xëy na peut-être ñun la nekk ci ñun nekkul ci ñoom ndax tubaab tey yow boo sojoon rek tubaab du la jox loxo danaan yaa ngi koy wàll. te tubaab bu demee ba nga xam ni yëg na sibbiru ci yaramam li koy gënal mooy mu toog ci kër ga sàngoo ay mbaaj. di defar ay tisaana. yu tàng di ko naan bu ko doomam jegee sax mu ne ko sori ma parce que damaa am grippe. parce que seen yaram xëy na moo nanguwul dékku coono boobu mais ñun comme ay gone lañu te ñi ngi jóge ci Afrique. ci suuf si la ñu maq. anticorps yi dëgër nañ quoi ci suuf si la ñu maq. xam nga judd ci rougeole bi génn ci judd ci rage ak lépp xëy na peut-être suñu état organisme tàmm na benn endurance boo xamante ni fekk ci nasaraan bi te aussi tamit il faut nga jël tamit géopolitiquement aussi ak géographiquement aussi tamit problème climatique bi. parce que climat bi nekk Europe nekkul au niveau de l'Afrique parce que déjà virus bi mi ngi gën a propagé wu ci foo xamante ni dëkk yuy sedd la. donc xëy na peut-être côté boobu tamit yàlla mën nañ ci suturaal ci au niveau du Sénégal la. mais kon tey sax boo xoolee c'est fàttali même ça le pape dafa sax Angelus bi moom. Dominica dafa ko te tamit dañuy wax tamit bu paree lu taxaw sax si balcon bi jàllale message daal fidèle kon pour dire que fu mu nekk Italie moom affaire bi dañu ko jël tellement au sérieux ba nga xam ne norme yëpp daal lañ teg posé ko. donc même sa Chiesa bi bu demee def la waa Vatican. acte boobu ñu posé. acte bu fort la de. non c'est normal parce que xam nga mbir. day am fu mu toll. kenn ku nekk day def prise de conscience. parce que état rek mënul xeex benn mbir. il faut population bi collaboration population. ñu accaparer ko ci waaw parce que état yor na jumtukaay pour def face à un fléau mais bu amul le consentement ak la collaboration étroite de la population. xeex mbir day daal di jafe day metti di nouer nag aussi tamit vraiment. message bi ni ko nit ñi déggee xam nga comme sànq li sëñ Khadim wax effectivement alarmisme bëri na parce que booy seet même ci réseaux sociaux yi. vidéo yi bëri na nangam ak nangam kenn ku ci nekk di wax. c'est vrai mais xam nga mbir tamit léeg-léeg mu dikk rek ak ni koy nopp di déggee parce que mbir faw nga dem ci saytu ko. xam le poumon xam mbir mi lan la wundu ak fa mu jógee ak lan moo ko meññeet. bu demee ba nga xamante ni Vatican bi jël na ay dispositions muy maanaam topp ci ndigalu. li état bi teg mettre en vigueur. je pense que c'est une très bonne chose. et puis démb Vatican premier cas ba feeñ na fa démb. ah bon oui. kon tey bu ñu waxee premier cas bi kon tey bu ñu waxee messe bi en streaming lañ ko def pape bi sax du taxaw si balcon bi defee consort donc léegi Angelus sax dafa mu nekk nii njàngat boo xam ne moom la Vatican bi am si cas coronavirus cas bu sérieux la da ko jox benn importance. parce que wala bokk c'est trop extrême. non c'est pas extrême parce que en Vatican dañ ci am responsabilité parce que dañu yor mbooloo Piazza San Pietro boobu ñaata doomu aadama ñoo fa waroon daja tey bara pape bi di génn ci fenêtre bi xam moo nu mu toll. waaw pape bi il dootul xale. te contact yooyu mun na ko gannaaw nañ le premier cas am na fa démb. biir Vatican am na benn dañ ko génne évacuer ko yóbbu ko biir Rome mi ngi ci hôpital bi ci Rome. voilà mais donc il faut tam ñoom ñu joxe exemple voilà que yii ñuy def dajala toujours parce que mënoo ñëw dajaleel ma foofu 10 000 personnes ci benn place ñoom ñëpp ñu taq nii xam nga ñaata comptage moo fa doon am kooku responsabilité Vatican la donc lii pape bi def yow mun nga toog sa kër en streaming nga seetaan ko ànd ak moom def sa prière mais du gaañ kenn te du yàq dara yaa ngi koy gis lii uute rek différence bi mooy da nga doon gis jëmm ji ne mu taxaw mais jëmm ji mi ngi toog wax ak yéen dalal seen xel ñaanal leen donc
devoir la aussi ñoom tamit bu xeex bu mel ni amee ñu mën ci jàppale état bi parce que bu état bi ñëwee di bloquer fépp di tëj fépp écoles yi et tout. nga ne ubbi naa Vatican bi kooku xam nga ne. dimbali woo leen quoi voilà na boobu bu ñu fa defoon tey jii en Piazza San Pietro bu subaa da nga fi dégg 5000 cas seulement foofu rek ndax affaire bi ni muy demee ni ko sooy waxee noonu lay demee day dafa gaaw nu muy lawee waaw te léegi nag il faut techniciens yi am moins ay mode yoo xam ne dañ ko mën a bloquer freiner ko te loolu pour mu mën a am il faut ñu def restriction yi ñuy def voilà. kon bi nguur bi jëlee décision ne école yi ba le 3 avril la koy tëjee muy école yi daal université c'est normal on apprécie en somme. mais c'est juste parce que xale itam bu ñu demee ñu contaminé leen kenn bu ko yóbboo ca école ba wàll na ko maître ba wàll ko bidel la ba ñoom ñëpp ñu tasare bu mu de kooku day dem ba état bi ci boppam. dootuñu ko mën a gérer parce que doo xam fan nga koy tamponner freiner ko. il faut que nag ñuy tëj yi après daañu mën a détecter xam nan lañ war a agir fan lañ war a agir pour que bu ëllëgee tey jii boo déggoon 5000 cas bu subaa nga dégg 5100 wala tuuti mais tey jii 5000 ngay dégg bu subaa nga dégg 6000 xam nga ne kooku il faut ñu wut nag affaire bi fan lay dem metti na parce que xaalis la. xam naa gouvernement bi moom bu fi jógee. daañu gën a daal dégg naa dem comité européen bi ne ba am na somme yoo xam ñu ngi leen koy jox. pour jàppale mais duñ ko considérer comme bor. dëgg la parce que c'est des milliards qu'ils perdent chaque jour. concert yi ñaata xaalis la stade yi ñu bloqué championnat bi combien d'argent tourisme bi ñëw fashion mode bu Milan bi ñi ngi waroon def gis nga salon du meuble kooku c'est des milliards yooyu yëpp ñu war ko perte mais ils sont obligés amuñu beneen pexe buñ ko deful ëllëg affaire bi gën a tax état gouvernement bi moom dee nañ ak yeneen yi. kon daal si fàttali daal nañu fàttali suñu population sénégalaise nekk fii en Italie surtout en Lombardie que nañu ajourner chaque fois si information si état italien lu muy génne. voilà bu ñu branché toujours au Sénégal dégg na ak yooyu. mais nañu informer au niveau aussi localement ñu xam ce qui se passe. sa waay wax na sànq avec réseaux sociaux yi ñu def ci attention parce que image vidéo yi ñu lay won ay vidéo yu yàgg la woon. wala ñu def ko feneen fake news la parce que gis naa ñu bërki dem benn vidéo ñu ngi wone ay ñu mel ne ay xar ñëpp ñu ñuul ñu génn ñu ne ñii dañuy daw ci supermarché bi parce que amatuñu lu ñu lekk dañuy dem jënd lekk yi. vidéo boo xam ne Afrique lañ ko tourné ñu ne la fii Milan la xoolal nii ni ñuy dawee ñoom ñëpp yow supermarché yi mon circle da ngay dem dugg sa dugg tey jii lañ jël rek ci mesures yi ñu boole ci supermarché bi léegi 10 selon grandeur bi 10 personnes à la fois da ngeen di taxaw distance bi fukki nit wala 5 personnes buñ duggee dugg li ñuy dugg ñu génn yeneen 5 duggaat voilà yooyu il faut tam ñun ñu bañ a dem di jaay affaire guerrier sénégalais yooyu xam nga naan dañuy dugg par force on s'en fout déedéet ñëwal nga rang comme ñëpp taxawal jël distance ba 1m50 yooyu wala 2 mètres yooyu bu ñu la joxee sa tour nga dugg jënd li ngay jënd dem te talal xel yi. supermarché yaa ngi ubbi lekk ñàkku fi ku bu yor sab xaalis say euro boo demee jënd. yéen ñu nekk ci di cooto moom si affaire prévention yéen ak masque yi pare wàññeeku na de jeex na tàkk laa dégg de amatul de. waaw non masque yi. est-ce que tam dañoo non masque yi sax am na. parce que am na de waaw chaque service am na sa dotation masque bon commencement bi amoon na benn pénurie parce que même au niveau Thiatou di Joto sax état bi ñëwoon na confisquer masque yi pour distribuer ko à la population c'est normal parce que aussi fléau social la c'est normal parce que masque yi aussi maa ngi dégg sax même Sénégal ñu ngi fay jaay ay masques mais masques yi tamit côté boobu xam naa ni ñu fa ñëw. parce que dafa am ay masques yoo xamante ay catégories la ay catégories la donc aussi xam nga Sénégal li fay dugg ci made in China dafa bari. dëgg la bari na trop surtout boo demee Petersen rek la fay dugg jóge Chine jéggi na dayoo. donc si fàttali il paraît masque mooy FFP2 quoi. moom la gars yi war a utiliser te ba pare dafa am benn durée de vie quoi. c'est-à-dire maximum 3 heures 4 heures de temps su bëree bëri quoi. FFP2 ak FFP3 mooy bi nga xamante ni dafa am filtre ci suuf. c'est-à-dire que masque bi. yow da lay protéger en tant que dogu ma la bu subaa di leen jox rendez-vous bu subaa incha allah dinaa leen won masque yi parce que man fu may liggéey on est obligé ñu koy utiliser. obligatoirement boo ko deful sax ñu sanctionné kooku avant coronavirus la voilà yii ci la bokk te même yii am na noo koy utiliser kii use-jet la. use-jet la. peut-être très haut quoi maximum. non mën naa ko utiliser tey mais bu ma paree ba dindi ko. c'est-à-dire que kii. waaw. yaa wan ko ñu xool waa si kii bi waaw FFP2 la mooy FFP2 bi waaw. kii mooy mascarine bi nga xamante ni moom moo adapté gis nga fii dafa am filtre. waay
c'est-à-dire que boo ko tàmmul nag dina la gêner tuuti parce que da ngay sentir sa kanam fii di tàng mais je pense que wér-gu-yaram amul njëg dëgg la bon kii dureem ay 5 heures de temps la maximum 4 heures de temps après nga dindi ko sànni jëlaat beneen bañ ko def comme suñu mbokk sénégalais pendant 8 heures wax mais leen seulement ko que waaw parce que da ngay gis ku jënd benn bi 700 francs Sénégal ñu koy jaay léegi nag bu paree dugal ci poche bu subaa mu solaat ko boo ko gis nga ci kaw solaatee c'est plus gis nga ci dangereux kaw dafa am aluminium bu noonu aluminium bi waaw. c'est-à-dire que boo ko solee aluminium bi ngay bés mu téye bakkan mu téye bakkan bi su téye bakkan bi yow da lay protéger à ce que patient bi nga xamante ni da nga am suspect ni moom dafa am coronavirus du la mën a wàll mais distance de sécurité bi à chaque fois da nga koy assurer parce que 1 mètre la ak lu mbooloo bari distance bi dañ koy digal ci doomu aadama yi nañu am distance 1 mètre ci côté boobu sëñ Khadim di wax ma ciy rebondir encore une fois di wax di ñaax suñu communauté bi fi nekk sénégalais si nañuy faral di déglu di seetaan tamit télévision italien am na solo trop journal bi ñu toll nii waaw journal télévisé italien yi nañuy faral tamit di ko déglu même bu fekkee ni sax seen dégg kàllaama ci italien soriwul nañu jël seen doom yi nga xam ne dañuy dem école ñu toog déglu leen journal firil leen ko ñoom ci seen langue bañu nàmp day tax benn ñu ajourné wu du ñu focaliser wu ci réseaux sociaux yi parce que lu nekk ciy génn lu ne mujj gi da ngay dem ba nga xamante ni vidéo yi day bari sa bopp li ma Samba di wax ak ma Demba di wax day lëndëm sa bopp bu yàggee day indi benn cacophonie intellectuelle boo xamante ni day ay nuages lay def sa cerveau te ñu ci bari te maîtriser wuñ dara ñaareel bi aussi comme sànq li ñuy wax ci côté Vatican bi parce que tey ji boo duggee ci keesa yi muy maanaam ci église yi même prêtre bi sax buy def messe xam nga parfois ñoom dañuy faral bu waa ji mën naa ko tuddee comme xutba ngeen baal ma bu prêtre bi defee xutbaam yooyu muy def dañuy échangeante seigno de la pace muy maanaam ki nga dendal nga jox ko loxo même loolu sax dañ koo dakkal dëgg la te lépp nag ci prévention la bokk waaye xam nga ñun sénégalais ñun moom dina jafe nag pour ku ñu tere ñu joxe loxo parce que dañ ko tàmm ci lañ judd habitude la ndax maa ngi sax benn Facebook ñaari jeune Sénégal génn ci buntu kër gi rek daal di simmi seen daal carax rek tàppante daal ne coronavirus mais aussi loolu côté boobu lay dindi stress dëgg la waaw donc mu nekk ay images yoo xamante ni vraiment dina la delloo si mais daal vraiment topp tamit ndigal yi am na solo topp ndigal yi parce que comme li dama koy bamtuwaat rek parce que aussi dégg ndigal dafa am solo te bañ a diis nit du diis nit boo nekkee cim réew yàlla indi fa ko mugal nga sentir ni doomu aadama yi ñi ngay souffrir te ñi ngi sonn ndax tey lu wax ko italien yi xuruñi parce que ñun ci seen biir lañ nekk fi lañ dëkk fi la ñuy yeew voilà comme bi ñuy am ci ñoom lay jógee yàlla nag moo ko tuddee noonu te it ñun ñaan nañu yàlla ëllëg ñu dem seeti njaboot gi ñu bàyyi Sénégal kon nag donc boo toppee prévention bi aar sa bopp day tax yow boo demee Sénégal doo mën a wàll ña fa nekk mais boo ne nag je m'en fous benn di nga lor sa askan fi nekk dem Sénégal lor tamit sa askanu Sénégal fa nekk kon nag dégg ndigal tamit daf ci am solo daal ndigal ci lépp xaj sëñ Khadim yaa wax na ko nañu ajourné wu nañu déglu information yi xew fi en Italie nañu déglu ndigal tamit lu autorité di wax fii topp ndigal day tax propagation bi ñu mën ko limiter baax a baax yow tey yaa ngi si live Facebook bi chaque jour yaa ngi si YouTube bi di leen jox li ma jëlee ci journal bi jóge ci protection civile di leen ko jox tekki leen ko ci wolof waaw kooku chaque jour sa jour daal yaa ngi ajourné bis bu wax région par région par région wax leen somme totale bi wax leen ñaata ñoo ci feebar ñaata lañ ci entré hôpital ñaata ñoo nekk en quarantaine ñaata ñoo ci faatu ñaata ñoo ci wér waaw disposition yi nga xam yu bees la wax leen ne lii ak lii taxawal nañ ko ci nañ topp ndigal yii bu ko déggul ci téléjournal ba dégg nga ci wolof mu wax la ko kooku moom dama jël engagement bi 2 semaines a ngi ma koy def chaque jour dinaa leen jox tey jii li nga xam mooy bu démb ba parce que 18h la ñuy joxe yu bees yi léegi biñ may war a bisu tey bi di dimanche lundi laa koy wax waaw lundi ma wax ko mardi tu vois mais chaque jour maa ngi leen di informer ci yëpp lu mu dégg indiscrétion yi am ak ay leeral yu ci bari daal leen leeral pour baaxee ko gars yi quoi pour ñu gën a mën a comprendre mais nag ndigal li sa waay wax moo am il faut tam ñu bañ a dëgër bopp nee bañ ko jàpp Sénégal je m'en fous waaye feebar bi ñun engagé wuñu kii yëngaluñu xam nga yooyu boo koy doxee da nga gaañ fii te boo jëlee avion dem fa sa njaboot da nga leen gaañ njabootu Sénégal gee dëgg la te lii bu amee réew ma xaw ma àgg boo ci àggee ñu mën ci wax danger yi nga xam ne si ñooy am Sénégal quoi en cas de symptôme naka la nit ki war a comporter ak naka la war a def yéen tamit xam naa la gestion protection civile tamit na xaw a doy waar fii en Italie de
waaw xam nga du yomb de. waaw xam nga man dama yor ñaari casquette. en tant que tamit Thientou Diotto. je suis aussi tamit de la protection civile. waaw donc actuellement ni damay nekk ci alerte ci ñaari phase c'est vrai que ni aussi tamit protection civile mi ngi def liggéey bu jéggi bu mucc ayib vraiment parce que actuellement ni booy xool sur toute l'étendue du territoire comme hôpitaux yi fees na. dañoo mujjee daal di allestiré ay tenda yu nga xamante ni structure la ñu wax ko abri provisoire nga xamante ni day nekk ay centre de détention hospitalier ndax tey jii fléau bi dem na ba à un certain niveau boo xamante ni presque ñi ngi dégg ni sax ñi ngi def rappel aux médecins retraités di bëgg gaawal tamit l'examen xale yi war a génn de quoi la santé waaw ci faculté médecine pour que ñu gaaw leen recruter dans la fonction publique donc kon mbir mi nekkul loo xamante ni lu yomb la. mais est-ce que l'État italien a bien préparé. waaw. c'est bien préparé c'est-à-dire pour mën a affronter mbir mi on a l'impression que da nga xaw a minimiser affaire ëpp ko doole quoi boo xoolee en quelque sorte. waaw non xam nga parce que est-ce que tamit bu fekkoon dafa gën a liggéey ci prévention bi nañ toog ba moment bi di commencer daw ci affaire alarmisme. waaw xam nga coronavirus bi ko nit ñi déggee mu jógee Chine. mu jógee Wuhan. dafa bett askan bi yëpp monde bi yëpp la bett. parce que amul benn réew tey bu mën a fëgg ci table bi ne man feebar bi du dugg sama réew amul kenn ku ko mën a garantir. ñuy fàttaliku Amérique latine seen premier cas. am na tey voilà amul kenn ku mën a taxaw fëgg sa dënn ne feebar bi man du dugg sama réew amul ci àdduna wërngal kër. États-Unis mi nga xamante ni c'est la première puissance mondiale. 26 cas contrôlés déjà oui. voilà léegi nag xam nga mbir bi mu xewee waxaan gars yi ñëpp xam nañ nu mu demee mais. am na ñoo xamante ni préparé wu nañ ci davantage am na ñoo xamante ni xëy na peut-être bàyyi nañu mu law tuuti ñu door a topp ci golo gay dóor ci genn ga c'est normal parce que aussi tamit xëy na peut-être day fekk état mu nekk ci yeneen préoccupation parce que bu ñu fàttali ni fii le climat géopolitique italien aussi nekkoon na mbir boo xamante ni diggante l'opposition ak le pouvoir xam nga. c'était un peu tendu quoi oui c'était un peu tendu donc bi lii amee nag. gis nañu maintenant les bouches ñëpp noppi nañu te gis nañu tamit une coalition. askan noonu lay doxee réew it noonu lay doxee bu yàlla indee dara opposition pouvoir ñëpp ils mettent les mains dans la même pâte liggéey ensemble jéem a éradiquer fléau bi nga xamante ni moo am mais pas autant que nga nekk ci touche bi di sànni xeer rek di ko continuer rek parce que da nga nekk ci politique bi yooyu parce que moment bi laajatul loolu moment bi lu mu laajte mooy ñu unir suñuy force kon donc ñun communauté étrangère bi tamit dañoo war a unir suñu force autour de celle italienne ñu liggéey en synergie parce que li leen aar moo ñu aar ñun ñoom li leen aar moo ñu aar lu ñu aar it moo leen aar ñoom it. Khadim Gueye li leen aar moo ñu aar wax bi am na importance ñun suñu état fii ñi koy représenté est-ce que communication mu ngi jàll parce que on a l'impression que dégguñu leen wala boog ñu la ñu dégg. communication bi li sooy wax naag dañuy bàyyi ba xaw ma golo gi jaar xam nga dóor ci jaan jàll nga dóor ci watis bi dóor quoi. mooy loolu communication au début dafa jaxasoo woon. ñii dañ doon wax jëm fee ñi wax journalistes yi dem def seen ay investigation xam nga génn bind seen i bind affaire yi population bi dafa jaxasoo mais bi ñu demee ba ci biir. ba comprendre. situation erreur ci lañ bloqué bu kenn waxati. protection civile bi ci lañ jël décision chaque jour à 18h ki nga xam ne si mooy commissaire bi ñu désigné. moom mooy ñëw. def rapport conférence def rapport bi mu recensé cas yi am ci réew mi yëpp dese yeeg. quarantaine yeeg tout ñëw teg ko journée yi doog a jël reporté tas ko donc benn voie la actuellement loolu mooy liy jariñ nit ñi du leen désorienté voilà donc communication bi dañ ko yéex a régulariser. mais est-ce que ñun suñu autorité là ñun Sénégal fii suñu autorité yi ñu am fii est-ce que ñoom it ñu ngi communiquer avec la population sénégalaise. loolu wax naa ko barki démb kaas naa ci. est-ce que ñu am na ku ma ci woo démb sax parce que dama ne ko ba affaire yi amee ba tey. lan la suñ consulat général bi ban information la joxe ñu ne mënoo joxe wuñ dara est-ce que loolu war na leen waaw man bu may dal seen kaw ñu defan dama contre ndaw si wala affaire yooyu mais mënuma dégg ki nga xam ne c'est le commissaire moom moo géré émigré yi fii taxaw ci RTS ne disposition yi joxe nañ ko fii dugg na fii génn yor consulat général yi ak ambassade yi nga ñëw fii laajte consulat bi ñun la noo waxuñu dara ci affaire bi bon ñun kan moo ñu war a informer bu dul woon ñu mel ne man ak yéen ñii sénégalais yi duñ xam lu xew kooku na leer te lii ñoom la waroon
wala ñu engagé woon la yow mii xam nga wala man mii ne ñu kët liggéey bi nice na wala dolli leen ci lii. trop de communication ça ne tue pas la mais communication. du ñu waxal dara. benn affonement boo xam ne kenn dëgg loolu nag dafa nga lu sérieux la. kooku état Sénégal Macky Sall daf ci war a jóg dañ war a sénégalais yii buñ jaaxlee ñun ñii ñoom ñoo fi gouvernement ñoom ñoo la war a jox information yi waaw lii ñuy def ñun ñoom waroon leen waaw waaye buñ dundee comme xamuñu dara defuñu sax ay flyers sénégalais yi artu leen moytu leen lii topp leen digal yi nangam xam nga loolu la mais lañ fi wax daal non joxe nañ disposition yi ku bëgg ay saabu xawma affaire yooyu nanga te saabu yi ay wax la rek déggoo fi dara yow indi nañ la ko sa kër. gisaguma ko. sa waay am nga ko. man de dégguma ko sax. ci télé bi laa ko dégg daal RTS mu ne gouvernement bi dimbali na leen. ci xawma lan ay raxasoo yu kenn xamut. ma ne ko yooyu. ci côté boobu yow si côté communication. waaw non ci côté boobu. waaw dama ci bëgg indi benn. éclaircissement waaw. parce que franchement xëy na peut-être Khadim tu n'es pas au courant mais bi mbir mi kiiwee. y a un circulaire qui circulait au niveau du consulat. mais un circulaire nga wax. waaw non bëri na sax ay ñaar xaw ma ñetti circulaire daal maanaam direction passeport bi ñu suspendre affolement bi ñuy tere au niveau du consulat man liir naa circulaire bi te maa ngi ko fekk ci panel yi au niveau des associations ñu def ko ci panel yi ne consulat bi communiqué du consulat comme quoi que affolement yi dañ koy tere bureau passeport dañ ko suspendre pour le moment ñi am rendez-vous rek ñoo fa war a ñëw ainsi de suite donc circulaire boobu man maa ci tegal sama bët. parce que mais est-ce que doguma la mais lu tax ñu def ko ci panel yooyu joxuñu ko waa Diaspora Vision wala ñu jox ñu ko ñun ñii nga xam bis bu ne ñoo ngi wax ci yooyu ñu mën leen ko gën a jàllaleel. mais boo demee nga bind ko wala nga taf ko ci ambassade consulat ba yow mii liir nga ko ñun ñii ñaata lañ on est 5 yow yaa ko fi gis kooku mooy erreur de communication. non sëñ Khadim dafa ne fii da nga leen war a contacter jox leen yooyu avant nga koy dugal ci ay panel ñoom ñu jaarale ko seen i panel ñoom ñu ngi leen di déglu chaque jour sa message dina jàll. mais boo ko deful ñetti nit ñoo koy liir ñeent mais kooku nag nga ne def naa sama liggéey non sa liggéey defoo ko da nga ko war a jaarale fi muy comme sëñ Khadim dafa ne protection civile fii chaque jour à 18h day génn def rapport journalier bi dafa ne bon dafa doon xaar suñu autorités yu nekk fii c'est-à-dire waxuñu ñu leen dégg chaque jour mais mu am benn communication sétimanale. voilà c'est-à-dire officiellement nga gis l'autorité génn taxaw wax di ñaax carrément pour la population sénégalaise benn communication sétimanale ça ne coûte rien du tout. woo médias yu fi nekk yëpp. donc jàllale tamit sa information. ça veut dire que au moins ñu ngi lay dégg. pour dire que ñu ngi lay gis. mais bu fekkee ne yaakaar naa wala foog naa c'est ça aussi bu moo xaw a doy waar. waaw non xam nga tamit institution bu nekk dafa am nooy doxee. institution bu nekk dafa am nooy doxee xëy na peut-être xam nga débat yu mel nii dafa am solo. parce que nit matul. xëy na tamit bu fekkee manquement la xëy na peut-être dinañu mën a dégg le message de Khadim daal ci rattrapé wu. parce que ñun ñëpp on est dans le cadre de parfaire. dëgg la c'est normal même Khadim sànq dafa wax pour affaire saabu. man je ne suis pas d'accord que à ce que l'État du Sénégal di injecter xaalis au niveau du consulat parce que man de personnellement man je parle en tant que sénégalais simple lambda. di miskin di taalibe. di jullit boole ci. man je ne suis pas d'accord à ce que l'État injecte de l'argent pour ay doomu moodu fii en Italie parce que fii lu bon. dañu wax jënd saabu quoi. lu bon nit ku nekk am nga loo jëndee saabu. vraiment franchement. informé moom moo ma gënal saabu boobu muy donc li ma bëgg mooy. njëgu saabu boobu. nañ ko jël jox ko askanu Sénégal. nañ ko jox waa réew ma Sénégal. ñun fii kenn ku ci nekk mën ngaa jëndal sa bopp saabu ak désinfectant. parce que waa Sénégal ñoo ko gën a yelloo. nañu waxante dëgg quoi man de je ne suis pas d'accord à ce que l'État injecte des milliards wala des millions. au niveau des autorités sénégalaises ici en Italie pour lan ñu jox ko moodu yi fii dañuy sant yàlla alhamdulilah parce que kenn ku ci nekk lu bon saabu lu muy jar 50 moom lay jar. détergent ay 1,10 €. xam nga luñ gën a soxla xam nga luñ gën a soxla. waaw nañ ko jox waa Sénégal communication. information ak beneen affaire ak yeesal. ak yeesal. sa kayit yooyu. say passeport. document yoo soxla. boo demee ñu defal la ko en temps. te bàyyi xëy ay 11h. ñëw fa yow mii man mi bàyyi sa liggéey ñoom ñu tëdd ba 11h ñu ñëw xam nga defar juróomi nit ñaa nga ci biti di xeex ak ñii di fanaan ci buntu yi yooyu dañ fa mën a ñàkk. dañ leen di fay pour ñun ñii. ñoo tax ñu leen di jox salaire. kayit yi nay réglé nañuy ñëw heure di wàcc heure. kon Khadim daf ñuy permettre sax ñu dugg sax fu mu nekk ni Sénégal Macky Sall bi coronavirus xewee mu amoon 13 étudiants sénégalais nekk en Chine ñi di wax dañoo war a ñëw ñu di wax wartu ñëw. décision bi président jëloon tey moom ban jàngat ngay am daal si décision boobu. décision boobu pour man j'étais d'accord parce que munoo comme man mii
bu ko jëloon ma nekk fa man personnellement comme ni ma nekk Italie jàppal na ñu nekkoon 13 man du ma woon dem bu ma Macky Sall bëggoon jël si du ma dem parce que du ma dem pour Macky Sall du ma dem ndax sama famille mën naa ko yanu man bu ma demee toog 10 jours sama kër wàll naa ko suma waa kër 13 ñëw 14 ma ne daanu bu booba ma dugal ko fa ok pour lu gën a wóor ci sama waajur li gën a wóor ci population ba naa toog fii kooku l'islam da la ko wax sax boo nekkee ci dëkk jàngoro wàcc fa bul dem bul génn toogal fa mu dale ba mbir ma sedd ngay doog a dem donc 13 personnes yooyu xam nga li sawaay wax sànq affaire politique dafa salté parce que lu am rek chacalage dugg ci yéen xam ngeen fii lañ nekk Salvini ak gars yi dugg da fi génn lépp dañ koy politiser donc 13 personnes yooyu xam nga ku dem ba sa doom di jàngi Japon wala Chine doom borom xaalis nga dëgg la ñi suñ doom baadoolo yi duñ génn réew ma di jàng si Italie wala ñuy dem France wala ay Chine donc état bi mënul jël responsabilité jël 13 personnes yooyu indi leen parce que réewum daf ko war a protéger ok politicien ba nag lu muy def non c'est pas normal yëgul doomu réew mi dugg na fi génn ay doomam bu doon moomu dañ leen est-ce que jëli na ay doomu indi leen non pourtant ñu ne am na ñu ne dafa rawale ji doom yi te boobu Sénégal amagul benn cas te bu jëloon doomam yi indiwul ñee ñu ne xoolal ay doomam jëli na leen indi leen rawale leen doomu jàmbur yi mu bàyyi leen ci àll ba xam nga Sénégal li Youssou Ndour war mbaam womat mbaam boobu mu doon way mooy léegi am nit ñi loolu daal ñu interprété voilà bi ko yow moom na ngay interprété décision Macky Sall président Macky Sall le fait que bu coow li bëri woon loolu nag dañuy indi bu ñu indi mais te wane na moment boobu waaw kàbbu xam nga damay dellu soir rek ci li ma la njëkkoon wax ci njëlbeen gi muy maanaam nit ki boo nekkul ci tool mënoo xam gàncax bañ fa ji man je salue la décision du chef de l'État franchement parce que c'est vrai que suñuy ressortissants la ñu mais aussi làmmiñ bu waxul dëgg wax fen te dëgg mooy njëkk mooy mujj xam nga tey ñi ngi wax naan les 13 étudiants de Wuhan dina ko indi ak du ko indi lu tax mu bañ koo indi tey ñu ne virus baa ngi fi Italie. ñaata moodu ñoo nekk fii 33000 fii si ñëpp ay sénégalais nag comme 13 ñëpp sénégalais te moo wax la leen 33000 ans sénégalais fii si waaw kii ba muy ñëw Italie Macky Sall yëgu ko dëgg la dëkkandoom bi den ak moom kër sax yëgu ko dëgg la daa dem ba dugg avion ba wàcc aéroport ñu laajte ko ñu ne diw de naaw na dem ba di egsi dëgg la dëgg la yow miy làqatu nag sa dëkkandoo saxantuma ak état tey jii état bu sañoon benn doomam du am gàllankoor ci réew mu ne nañ leen waxante dëgg quoi gis nga tey ñi nga naan 13 étudiants yi est-ce que am na ku mën a joxe firnde ne 13 étudiants yooyu nekk foofu am nañu coronavirus amuñu ko kenn ku ko mën a wax feebaruñ c'est une zone qui a été mise en quarantaine déjà logistique bi ngay jël yóbbu leen jëli leen du como de dëgg la du como dëgg la benn ñaareel bi personnel bi ngay recruter yóbbu leen du doon como ce sont des personnes assermentées yoo xamante ni dañuy xam matière grise bi tey jii bu ko defoon ñu ne waaw coronavirus bi feeñ na Sénégal kon ñaata Pointe Sangomar la ñuy indi fii pour jël moodu mi ngi noonu gis nga nit ñun yàlla daf ñoo bindee ci gëm ko parce que ci diine ci dëkku diine lañ juddoo te dafa am leen loo xamante ni daf ñoo war te ci lañ ñu yar ci la ñu màggee comme yàlla may nañu suñu 13 doomu étudiants yooyu moo xam ba ñuy dem ndax état yëg na leen wala yëgu leen yooyu yëpp ça importe peu mais dañoo dem sàkki ci xam-xam comme ni ko sëñ Xaadim waxee rek doomu baadoolu du dem Chine naan maa ngi jàngi dañu waxante dëgg bon ñooñu dem nañu nañ leen ñaanal yàlla na leen feebar bi ump moodu yi nekk fii tamit mooy dans toute la diaspora yàlla na leen feebar bi ump incha allah amiin waay su ko defee ñu mucc bu ñu demee suñu réew it suñu waa réew tamit mucc loolu moo am solo tey jii man je salue énormément et puis avec fierté la décision du gouvernement du Sénégal et puis ma dolli ci benn affaire président Macky Sall loolu bi mu amee tey man bu may wax moom ñu ne xoolal ñii dañ leen a jënd ñii ay mbakiste lañ quoi mais man tàmm naa ko donc gars yi amul problème Macky Sall génn na nee na les 13 là à part que yónnee nañu kenn ku ne $1000 pour jàppale seen espèces yi ñuy def taxaw na wax ñëpp dégg mu ne leen ñoom ñu ngi leen di suivre 24 heures sur 24 donc état bi seen protocole yëngal nañ ko ba autorité chinoise yi recommandé lañu
13 personnes yi kooku tey sa président bu demee ba def ko ñun ñii defagu ko de parce que ñaata millions lañ. xanaa bëri loolu ah. $1000 yi moom président jotaguñ ko ah kenn ku ci nekk mais am problème quoi voilà mais pour te dire que ne looy defal kii da nga ko war a defal ñëpp wala nga yemale ci ñëpp mais waroo ñëw xam nga ñu politiser affaire bi xam nga wax ci ñi amoon seen ay affaire ci biir génnee ko mais yooyu du wax parce que seen sûreté la Macky Sall doon sàmm ci instant boobu bu leen fa indi woon tey ji dara dal affaire dugg beneen discours ngay dégg ah. lu tax bàyyiwu leen fa daf leen waroon a bàyyi mu dégg feebar foofu di leen indi fii di ñu rey lu ne da nga ko ci dégg wax lu arrangé ñëpp moom kenn mënu ko. dëgg la mais nag attention benn affaire xaw na bizarre tuuti daaw 2019 bi budget ministère de la santé 198 milliards la woon. ren 2020 ñu toll à 191 milliards. mu am différence 7 milliards. tey fi mu nekk nii est-ce que Macky Sall warul woon def plus de doole si côté santé bi que daal wàññi kii bi budget bi. Macky Sall moom waxoon na ko sax bu yàggul nee na santé bi 200 milliards yi ñu doon def. da doon xool nan la ko gars yi dépensé parce que muy dégg chaque jour ñu naan hôpital yi doyul ak amuñu faj beeg nangam nan nga mën a jël 200 milliards def ko ci ba pare ñuy am problème yi encore problème yooyu li koy indi mooy ñi koy jox ñi koy gérer ñoo ko gérer wul bu baax parce que 200 milliards fu ñu koy def chaque année war nañu mën a calculer ay quelques hôpital en plus quoi faj nit ñi gratuitement comme nii mu mais nag affaire bi mu ñëwee. jël na 1,3 milliard teg ko ci table bi sur le coup pour affaire coronavirus bi benn cas bu amee. kooku 1,4 milliard la teg ci table bi. ci table nga wàññi budget bi daaw ak ren mu wàññeeku ba 7 milliards. waaw est-ce que am na cohérence un peu président Macky Sall. non bien sûr xam il nga maîtrise bien son sujet bien. et puis lii lu ñu bett la lii lu ñu bett la nag moom. xam nga budget réew bu ñu koy voté. prévisionnel lay doon. mais dafay am après en cours de la vie day am ay pacte yu ciy impacté wu day am yeneen perspectives yoo xam ne da ciy dugg yoo xamante ni imprévu la. c'est vrai que ni bu mu instantiaté kiiwu budget santé bi. premier cas coronavirus yi génn mu teg 1,3 milliard. mais aussi dafa am loo xamante ni dañ ko war a souligner. gis nga kàbb man fu mu mës a toog ci plateau man xam nga man je suis un fan de Alpha Blondy man reggae rek laay déglu. waaw man reggae rek laay déglu parce que philosophie reggae daf ma dugg. dafa am fu mu toll ci man. Alpha Blondy di ne les ennemis de l'Afrique ce sont les Africains mais man dama naan les ennemis du Sénégal ce sont toujours les Sénégalais. waay. Kabou mënuma concevoir Sénégal nit ñi nekk ay médecins nga gis un groupe de médecins de docteurs 4 personnes dem def benn groupe ubbi benn clinique privée boo ñëwee ñu yabal la ci clinique ba boo ñëwee ñu surfacturé la fajee la foofu te pourtant nekk aussi fonctionnaire de l'État de la fonction publique gis nga loolu il faut ñu xeex loolu. xarmat c'est-à-dire que xarmat boobu. il faut que sénégalais bi génne ko ci boppam. te xam ni nul ne peut réussir dans la vie sans la sueur de son front gis nga nit da ngay dimbaliwaale sam réew nga jël ko ci côté enseignant kër Moodu bu ñu tabax 2 étages te yeggul contacté nañ la pour louer ko def ko école privée di dóor grève ci fonction publique di dem di jàngale ci privé pour lan fan nga ko teg ba pare nag nga bëgg sam réew dox mais impossible nañ wax di dëgg il faut se dire la vérité en face parce que tey jii ñaata clinique privée ñoo nekk au niveau du Sénégal. bëri na lool. ñan ñoo fay liggéey est-ce que ce sont des privés. mais agrément état moo ko jox ah. waaw d'accord non mais état xam nga dañ ne dafa am loo xamante ni ci norme déclaration droits de l'homme dafa am. nul ne peut être sentir oppressé par ses déclarations wala par ses fonctions parce que su fekkee ni loolu mënul indi benn désastre boo xamante ni au niveau de la loi la en vigueur xam nga li ma wax article 10 ak article 11 da koy wax depuis 1789 mais état boo lijjantee say kayit c'est vrai que parce que sa droit la da lay jox agrément mais nag yow mi nga xamante ni yaa koy def nga nekk par exemple hôpital Dantec mais man yor naa clinique malade bi ñëw ci man ma diagnostiqué ko xam ne mën naa ko mën a traiter fii te fekk ni coût bi day wàññeeku mais je préfère ma bindal ko kayit ne ko demal clinique nangam bu demee fekk fi Augustin te man ak Augustin ñoo bokk clinique ba. bu ñëwee Augustin dóor ko surfacturation. nan la njabootam di def dañ naan parce que santé sama yaay moo ma gënal lépp. ñaareel bi mooy ñu dellu ci alarmisme bi parce que man keroog bi mbirum coronavirus bi amee dama wàcc gis sama waa kër woo ma 4 appels perdus parce que boobu maa ngi liggéey
ñu ma déglu revue de presse bu ma dégloo revue de presse dégg ñuy wax ay gis nga la désinformation intoxique l'opinion publique nit ñi loolu moom du question sànni xel yéen waa presse mais aussi damay ñaan rek sa naataangoo yi nga xam ne dañoo nekk Sénégal aussi ñu dox ceeg pas de chameau parce que nit xam nga dañ naan l'éthique et la déontologie journalistique nit da ngay dem ci source information creuser ko xam lan la wundu ak dëgg gi fan la nekk parce que boo jógee rek copier rek wax déjà yaa ngi indi cacophonie intellectuelle ci nit ñi te nit nañu xam ni Sénégal on est vulnérable dañoo am ay njaboot ndax tey jii amul benn kër booy passé teg ci beneen kër te amul kenn ab moodu wala ab faatu amul ça n'existe pas te kenn ku ci nekk ba ngay dem kenn du la yëg dëgg la waaw donc kon aussi information bi tamit nañuy seet nu ñu koy libalee ba mu mën a dugg ci nopp nit ñi xam nga parce que mën na indi tamit kaw quoi parce que dëgg la Khadim dégg nañ yàlla mu wax xaw ma sànni xeer xaw ma daal réalité la xaw ma tamit diagnostic la mais ñun nangu fii dañu ne Pape bi tey le dimanche mais bi en streaming la ko def ñu gis ni mois de mars Sénégal dafa bëri ay fêtes religieuses lool est-ce que au niveau du Sénégal ak coronavirus bi am norme yoo xam ne moom la état bi bëgg est-ce que dina yomb lool ak kër diine yi ak naka la ñu war a comporter wu vu que sujet bu sensible vu que affaire bi lawagu fa noonu parce que bu ma juumul le premier cas bi sax tànn wér na loolu la gars yi wax fu mu nekk loolu la gars yi wax waaw ok seen wax mais bu ñuy compter léegi actuellement ñi xamagum def naan 3 la woon ak 4 la woon ñett français ak benn anglais bi léegi kenn ki moom déjà on dit que wér na pare quoi ñeneen ñi tam ñi quarantaine lañ nekk waaw amul benn problème yu pare donc waruñu mën a tëb rek xam nga réew dafa am nu muy doxee sénégalais lambda bi lan la lay wax buñ déggee Italie am na ko Chine am na ko rek yaa ngi doon dégg yu bare génn ci réseaux sociaux yi yuuxu na Macky Sall tëj aéroport yi yow nga dégg tell ci àll ba ne na muy tëj aéroport xam nga lan mooy tëj aéroport tëj port yi ak lépp marchandises yi dugg yi génn nit yow mii nga bëggoon dem Sénégal ñun la doo fi wàcc ma bëgg a dem sa waay bëgg a dem ñi bëgg a dem duñ dem pour lan parce que dégg nañ Italie affaire bi am na fa tell bi kese dal dafa am solo actuellement gouvernement bi dañ war a veiller li tax maanaam dañ war a jàng ci italiens yi ni ñuy def erreur yi ñu defoon au début ñoom ñu bañ ko def parce que italiens yi tey boo gisee law bi nu mu gaawee nii ak nu mu mel nii buñ ko teeloon tamponné lii ñu mujjee buñ ko jëkke woon xëy na chiffre yi du àgg fii tey parce que xamoon nañ fan la affaire bi jógee ñu freiné ko Sénégal nag ñi ngi ci première phase bi ñu nekkoon ñun au début xam nga da nga doon dégg fii benn ñaari cas rek benn cas lañ fi jëkk a dégg ñu teg ci une semaine rek ñu dagg 1000 2000 nag premier cas Codogno moom dama ne ba Codogno kese képp ku duggoon Codogno génn nga yóbbu ko ci àll loolu mooy risque bi parce que Sénégal aussi xam nga discipline maa ngi koy wax démb discipline bi tubaab bi am ñun amuñu ko parce que ñun dañuy doxee je m'en fous léegi événement bu fa am danaa waaye jaralu ma di ko annuler dara du ñu dal est-ce que xam nga loolu nag boo koy doxee ëllëg bu mbir mi ñëwee commencé law gis nga ñii niñ ko mën a maîtriser Sénégal mënuñu ko amuñu discipline boobu parce que ñii dañu am fermeté ngénte sax ñii dañu am fermeté ñii dañ ko am état bi day taxaw di amul mariage amul funérailles yëpp la ñu tere sanctionné waa ji daw bërki dem bu Codogno ci zone rouge bi dañ dem jàppi ko indiwaat ko si biir ba pare nag porté ko plainte day wuy ji tribunal ndax dafa teggi yoon ba zone rouge waroo ko traversé mu jaar ci àll bi yàlla weer ko bañ jàpp ko dugalaat ci biir Sénégal nag yow fan nga doon bloqué nit ñi tey fu waroon tamponné fan ngay tamponné koo ci bëgg a tere ngénteem wala takkam tey am nga problème te takk yooyu fa la ñu ni daje pour fo rek tey ji boo ne woon bul dem ci jàkka yi julli ji ñun la noo gëmoo yàlla boo ne doo dem ci église bi ñu dem par force ah boo ne màggali dañuy màggali boo ne gàmmu dañuy gàmmu ji yàlla rek moo ñu mën a sauver mais buñ affaire bii dal italien yi bu doon daf ñu dal ñaanuñu ko yàlla ñii liñ ci mën a contrôler ku si néew def ay zone of limit bloqué Sénégal mënoo ko fa def niñ ko defe sax mu mun nekk quoi parce que fii c'est détaillé donc mun nga bloqué fii mais tey boo demoon ne damay bloqué Dakar confiné bi amoo sax carte mooy loolu topographie quoi biir quartier yi nga bëgg ne quartier bi kenn du génn da ngay respecter distance 1 mètre say ban distance yow da ngay dajeeg nii maa ngi koy barki dem ñu ne nuyoo ngeen booy dajeeg yow sujjoot bi fii kii sujjoot pan du jeex ñëw di la nettali ci sa nopp yi di wax distance yooyu mun nga ko respecter loo Sénégalais
kooku ban gouvernement moo ko mën a gérer kan moo leen mën a wax lu ñuy def ci yooyu duñ ko def. yaa loolu kat doy na waar bu fekkee bu dara amee ñu toll si benn situation xam dafa xaw a critique état def ay diagnostic ne man de su ma sañoon lii ñu bañ bu ñu bañee mu law nañ éviter def léegi-léegi te ñu gis ni mois de mars fête religieuse dafa bëri trop est-ce que état warul jël moom taxaw ak fermeté ne nañu éviter nañ defee nii ak nii. waaw xam nga kàbbu mbir dafay am. gis nga état institution la l'état c'est ñun ñi ñëpp la ak ñi nekk réew ma ak yeneen moodu yi c'est l'état. damay rebondir léegi ci li Khadim wax parce que dafa souligner lu am importance gis nga la discipline ñun boog dans les forces armées dañu ne la discipline fait la force principale des forces armées on ne tue on ne nous déshonore pas loolu mooy adage forces armées gis nga discipline dafa am solo te booy xool ñun temps yi ñuy jàng xam nga école da daan am ay éducation morale éducation civique il faut civisme bi ñu liggéey si baax a baax parce que tey Sénégal fu waay saf saw taxaw génnee waay yàlla gaanuwaan bu paree wiccax dugalaat ci gafaam daal di dem yoon dugg ci duus dem ginnaaw kër doo raxasoog saa ñëw nuyu ay saa waay na nga def sawar xam nga yooyu yëpp ay comportement la yoo xamante ni yow xamoo li ngay causé ci nit ki te bu ñu fàtte ni virus bi loxo yi warul bëri ci bët loxo yi warul bëri ci gémmiñ loxo yi warul bëri ci bakkan te foo toll di war a raxasoog saabu ak di jël gel désinfectant di ko fompee say loxo boo demee ginnaaw kër pare raxasoog saabu jël gel désinfectant raxasu ba pare door a jox nit ki loxo bi sax mën nga koo téye pour le moment li Khadim wax nag c'est vrai dina xaw a jafe trop parce que ñun dañoo tàmm nuyoo duñ ko tey ci lañ juddu mais aussi distance de sécurité bi muy 1 mètre bi kooku moom ngal dañ koy war a respecter parce que xam nga immunité défense immunitaire nit daf ci am ñoo xam ne seen bos dafa tuuti am ñoo xam ne te xoolal Chine dama lay jox benn exemple ci chinois ci àdduna wërngal képp chinois moo gën a baax immunité organisme nonobstant sax li nga xamante ni moom lay dajale di lekk tey boo jëloon ab chinois di ko diagnostiqué di nga génnee ci moom loo xamante ni doo ko fekk ci beneen jëmm xoolal mbirum yàlla mu gëm tànn te tey feebar bi ci ñoom la soqee ko te feebar bi li tax muy épargner jeune di épargner gone gu ndaw c'est parce que sa immunité sa défense immunitaire dafa am solo parce que xam nga organisme dafa am nu mu tëddoo dafa mel ni moteuru oto tey jii boo ubbee sa capote oto da ngay gis tube yi jaar fii noonu la jëmm doomu aadama mel li tax muy gën a terrasiner mag ñi tey gis nga ñu ne tubaab yi jëlal sa maam wala sa papa ak sa yaay bu fekkee ay màgget lañu teg leen ci kër gi bu ñuy faral di génn gisatoo léegi benn màgget di doxantu te tubaab tëj ko ci kër ak rey ko moom la yemale. ñu dellu si teewul ñu toog ci biir kër yi ñu dellu si suñu laaj bi. état bi est-ce que nii la war a comporter avec les familles religieuses. waaw est-ce que da nga war a bàyyi événement yi continuer tous les mois bi am wala ba dafa war a taxaw seetaan rek. xam nga bi mbir yi amee. waaw bi mbir yi amee dégg nañu sur la presse que ni le chef de l'État. délégué na. le ministre de la santé une délégation pour mu dem gis. kër diine yëpp. kër diine te kooku c'est un acte à saluer. parce que aussi nit duñ la jox lépp rek. nga accaparer lépp parce que ñun damay wax rek ci société laïque lañ juddoo te confréries yi dañ koo gëm. kenn ku ci nekk ak sa tarixa bi mbir mi amee gis nañu yenn tarixa tamit yu génn daan na ñun on est prêt pour attendre la décision de l'État. ñooñu moom def nañu avance. yow nag bu fekkoon ne da ngay commémorer sa benn fête religieuse njiitu réew mi délégué lañ fa wax ak ñoom la ñu gisee seen biir ñoom ak yàlla ak yonent bi rek ñoo xam parce que ñun nekkuñu foofu ñu ngi woon fii Italie di dem di bay waar. man de bu doon man la personnellement nit ku nekk nag nit nga rek simple nga état bu jëlee décision pour aar dara te mu leer la ni yow ci askan wala jëm je pense que fomm mu benn bés yàqu dara ci calendrier doomu aadama. loolu li mu ci bëgg a dolli. juste ni mu wax. noonu la comme gis nga Vatican ñoo ngi wax sànq ci Vatican. dëgg la gis nga décision bi ñu jël. pourtant seen ay taalibe ñoo ko waroon daje ñoom ñëpp. dëgg la mais bi histoire am na xam nga au début Vatican jëlul woon décision boobu. parce que affaire bi garaawagul woon noonu. dëgg la je pense que suñ tarixa yi aussi jëlaguñ ko parce que affaire bi garaawagul noonu. délégation yooyu dem lañ waxtaan mënuñu koo xam ñun. mais leer na ma ne rassuré nañ leen
tey si ñaanuñu ko yàlla mais situation bu demoon ba mel ne bu fii ñoom ci boppam daañ génn wax ak taalibe yi kenn ku ci nekk jox leen ndigal waaye léegi c'est pas encore le moment waaw ndax benn cas ñett yooyu lañ fay dégg mënoo ñëw bloqué réew mi ne kenn du màggaleeti kenn du gàmmu ji kenn du dem église kenn du def show gars yi ñi ngi tëgg seen ay show ñi ngi def seen ay ngénte ñi ngi def seen ay takk mais def naa bu demoon ba law ba bëgg a jaaxle sëriñ si ci boppam seen taalibe yi seen wér-gi-yaram lañ gën a bëgg daañu génn wax ak ñoom def communication boo xam ne si kenn ku ne di nga comprendre waaye tey ji buñ tëboon bloqué ko ci lan lañ koy teg dégg nañu affaire bi rek bu kenn gàmm bu kenn déet mais Khadim je pense dañu ne avant il faut éviter l'introduction si après nga moytu propagation bi introduction bi am na déjà propagation bi lañu war a xeex est-ce que dañoo war a bàyyi di jëm nii wala que dañoo war a man sama xalaat bu gàtt dama yaakaar ne buñ ko jëlagul ba léegi parce que liñ ko identifier sur le coup isolé ko moo tax ñu bañ a alarmiser nit ñi bloqué lépp nit ñi dañuy gën a tiit je pense que loolu la sama xalaat. Yaya ñu ngi si croisé à la conclusion de l'émission fu mu nekk ni ñu dellu si waat fii Italie di fàttali suñu mbokku sénégalais yi Italie bi ñu dëkk gouvernement bi dafa jël Lombardie bi mettre ko en quarantaine comment on doit se comporter et quelles sont les mesures aussi à prendre. waaw Kabou conditions yi ñuy war a comporter wu rek mooy topp ndigal kooku moom c'est fondamental. réew mi ñu nekk nañ topp seen ndigal. effectivement parce que aussi nit mënoo nekk ci réew. réew mi ne nii laay doxee lii laa bëgg nga ne déedéet safaan wa laay def bu boobaa yaa ngi tooñ te gor su ne war ngaa moytu ñu ne la yaa tooñ pour lan sa jàmm yaram la parce que fi bëri na fi ñoo xamante ne ay moodu lañu ñu ngi fekk seen i soxna. yor fi ay gone cuuj tànk. yoo xam ne dañuy jàng fi tubaab bi di jàngee. bu état bi ne nañu moytu affolement yi ngal la nañu moytu affolement yi. moo tax sànq ci njëlbeen may remercier président d'association yi ak président daayira yi parce que tey jii kër diina boo dem. doo fa fekk mbooloo. association boo dem doo fa fekk mbooloo kon donc ce qui veut dire que ñooñu nga xamante ni yàlla ci bopp ba la leen teg ñi ngi wéyee ndigal te it ñi topp seen ginnaaw tax ñu falu it ñoom it ñi ngi wéyee ndigal metti na nag ndax ñun li ñu tàmm mooy bu dimanche naa taal sama oto dem kër kàbbu ñu jàpp TFM di seetaan làmb wala di waxtaan ak yooyu mais lu nit mëntu muñ yàggul nit ki faw nga muñ dara pour mën a am dara c'est normal donc topp ndigal bi moytu affolement yi moytu loxo yi ci dina métti de cër yi dina métti de waaw mais aussi xam nga nit jikko sénégalais la waaw nit loo jàngul doo ko mën ngal la fu nit mën a toll fu nit mën a toll tey ji booy xool train yi gis nga train yi muy vidé dëgg la dina jafe nag pour tey boo ko bëggoon def Sénégal di lancer nag un appel nag aux transporteurs communs yi nga xam ne sax dañoo nekk man sama réew parce que man je suis fier d'être sénégalais tey ñaan naa yàlla bu ma yàlla moomee te yàlla na yéex ñu jël ma mankaaj ma yóbbu ma sama wetu njaboot Inch'Allah denc ma transporteurs yi nañuy def c'est vrai que wut xaalis la ñuy def mais nañuy faral tamit di désinfecter tamit seen i oto bu ñu defee benn randonnée nañu jël gel détergent désinfectant jarul dara ñu injecté ko ci fomp ko nit ñi dugaat xam nga distance yi mën a mayante 1 mètre waaye Sénégal bëri na festivité sociale yoo xamante ni vraiment moo xam ndey la yeeg moo xam tontine yeeg moo xam natt weeg moo xam yooyu yëpp mais yooyu yëpp mën nga koy def à distance parce que tey jumtukaay yi bari na la nouvelle technologie est là te nit ki mën ngaa moytu lu bari parce que aussi aar sa askan ci prévention la bokk moo di fii nag dañuy faral nag di déglu nag les télévisions aussi italiennes heure journal yi fi kenn ku ci nekk xam nga ko nañu nekk écouter attentivement télé yi di mën a xam information yu joxe ñu topp tamit ndigal googu pour que ñu mën a aar suñu bopp aar tamit bés bu ñu demee di seeti njaboot gi tamit ñu mën a aar tamit ngeen fay fekk Khadim Gueye voilà la Lombardie en quarantaine yow nga jógee Bergamo man ma jógee Mantova kii jógee fële si Brescia ñu tase fii bii Brescia pour enregistrer émission bi ça veut dire que alarmisme amul ñu ngi dox tranquillement na Sénégalais seen xel dal te day daal marché di ñëw yow tey lan ngay dénk ak dal lan nga bëggoon wax sànq lan ngay dénk bokk Sénégalais non li ma doon reeloo bi sa waay wax distance yi quoi waaw distance 1 mètre damay imaginer benn ngénte quoi nga bëgg yow toogal na le kii damay 1 mètre 50 mën nga ko imaginer benn takk benn ngénte xam nga
nga ñëw rek bëgg séparer nit ñi teg leen cause pour laquelle ñu war ko arrêté nag. loolu dañ ko bàyyi ko complètement je pense que même italien lu tax ñu arrêté nii gis nga cinéma yi tëj nañ ko tëj concert yi avec parce que ñooñu mënoo créer distance yooyu donc lan mooy solution ba tëj nañ ko voilà biñ fa àggee te c'est juste loolu rek lañ mën a def tamponné ko mais discipline bi ñu doon wax Sénégal discipline bu mënuñ ko am parce que yow boo gëmee 1000 gëmuñu gis nga ñun li njàng mi gis nga discipline bi yow mi tey boo demee Sénégal ñun ñii ku ci dem est-ce que di nga dugg ci oto naan sa Coca-Cola wala xool li sa banaana lekk ubbi fenêtre bi sànni du ko def doo ko def fii ñeme woo ko def dem nga ba tàmm ko yow boo doogeen Sénégal tey da ngay ragal il faut nga toog fa 1 mois 2 gis ñu koy def ba nga jëlaat habitude boobu di jël di sànni yow da nga jàmm boo ñandoo sax nga def ko loolu moom moo waroon lan mooy et puis war nañ moytu benn affaire jaay mbedd yi da ngay gis ku ñëw di jaay fii akara wala jaay beñeem xam nga journal yi ñuy jaay Le Soleil dañuy dem fort ci mbali yi ñëw dajale boo ñëwee ñu xotti benn affaire defal la ci jox la ñandu fomp jël wala nga ñandu ba pare ci mouchoir à jeter yi defaat sa poche boo paree jëlaat ko di si ñanduwaat yooyu erreur la yooyu bañ ko yooyu lañ war a jëkk a dindi lu waay di sànni mu am fu mu koy sànni boo duggee ci oto sax di voyager nga la nga war a sànni nga denc ko ba wàcc yóbbu ko sànni ko ci benn place ok loolu dana ci baax quant à désinfecter oto yi am na fa oto yoo xam ne dañu warul sax circuler kooku moom boo bëggee désinfecter si zéro yàq sa business la quoi xam nga oto yooyu waruñu sax circuler te chauffeur yi lan la ñuy def oto bu war a def 10 personnes da ngay ñu dem ci menuisier mu daajal leen seen banc daañu fexe bu def ko 20 wala 25 waaw yooyu dañu war a état bi jóg ci sévère ci ñoom di leen sanctionner waaw policier bi ci mbedd bi di leen bindal sanction bi surchargé non da ngay gis oto boo xam dañuy yàpp ay nit sax ko ay bëy ci kaw am ñu yéeg ci kaw fi bagage yi war a nekk romb la police et la gendarmerie ñu bàyyi ñu dem kooku warul nekk loolu tax accident yi di gën a bari nii tali yi dem nañ ba defar tali yu baax kay ah nañ wut oto yu baax et puis nañu président Macky Sall dimbali kooku moom defe naa moo di yëpp daañu ci d'accord ak man oto yu yii ñuy jële fii mu yombal ko yokk année yi ba 12 ans gars yi mën a jël oto yi ñu dugal ko oto yu màggat yooyu di circuler yàq yooyu ñu butaare leen yow mi boo amee sa oto 2500 bi 2000 boo xam ne si tubaab bi da ko doon dawal dugg ci marché ñëw gaare ko mun nga ko yóbbu jox ko chauffeur bee di dawal oto yi ñu dégager yee pollution bi wàññeeku accident yi wàññeeku ñuy suivre yooyu parce que boo xoolee gis nga Sénégal li fay dee ci accident ak hôpitaux yee feebar yi ñu yor moo raw coronavirus bi rayu ko oui moo tax man leen waruñoo tiit ndax ku ci dem hôpital boo duggee hôpital bu ne da nga fa fekk koo xam ma nga tëdd la ko dal bu doon coronavirus day daw ba fattu te pourtant ñoom tàmm nañ di dee ci diabète tension xam nga asthme yooyu yëpp ñu ngi dee mais c'est tellement normal tey nga ne coronavirus boo xam ne sibiru bu fort la rek tiit nañ looloo tax communication bi am solo gars yi communiquer waruñuy wax luy tiital doomu aadama yi dañu war a wax loo xam ne si mooy dëgg bi di wax lu leer et puis gouvernement Sénégal nañ def comme italien yi ni ñuy def gis nga bërki démb boo xoolee secrétaire national bu PD nekk président Zingaretti gouverneur Lazio ma nga nee ci këram am na feebar bi tëju mais dafa ñëw def vidéo wax ko nëbbutuwul nit ñi il faut nga leen di wax dëgg gi Sénégal ñaanuñu yàlla bu fa 20 cas amoon buñ neen nañ dañ koy tëppal pour nit ñi bañ non nañ leen wax dëgg bi ñu dund ko voilà parce que sinon dañuy dem gëstu wax yi ñëw kii naan dañuy nëbb lii dañuy nëbb lee loolu baaxul bu ñëwee nag leen wax mbir mu leer population daañ gën a dal seen xel dina gën a dal te ñiy def communication ñu nekk ci presse bi ngir yàlla ñuy wax lu dal xel ñi bañ di leen tiital di leen wax feebar bi ngay gis koo xam ne dégg naa ko taxaw keroog ne gis nga coronavirus bu la dalee da ngay am hémorragie interne sa day nàcc sa biir deret jooju yéeg sa bopp xam nga kooku da ngay xëy rek ne dara dee mais yow kooku boo ko sénégalais ba nekk ci àll ba bu ko déggee fa la jëm day tiit te demewul noonu da ngay dem fekk koo xam ma nga tëdd sibru bu metti toog këram naan ay tisaanam affaire yooyu 4-5 jours mu wér
yaa di fàttali ki yow volontariat nga si Cento di sinon dana mujj sooy xoolal boo nee Sénégal rek gars yi daw de dëgg pour lan te dañ doon sot démb ak bërki démb sur stade bu tayee ji mu sedd bu subaa mu tàng mais booy génn gars yi foo nga jël ko yaa ngay volontariat si Cento di Cioto tamit ñu nekk tamit si protection civile ñu nekk si càppandaw émission bi la ngay tàggatoo ak suñu mbokki Sénégal ñu doon déglu ñu seetaan waaw Kabou di rafetlu rek invitation bi vraiment di wax ni bëgg nañu lool daal di la remercier yow ak sa équipe vraiment di wax ni fii moom suñu kër la dëgg la donc on est de la même famille te ñun ñëpp li ñu tax a jóg mooy defar di ñaan yàlla nag askan wi fi nekk yàlla na leen feebar bi ump amiin waay Sénégal it yàlla na leen feebar bi ump ñu ñaanal ko tamit àdduna bi yëpp ndax yàlla na ump daal àdduna wërngal këpp te yàlla nañu yàlla may xam-xam ak jumtukaay woo xamante ni nañ mën a trouver le plus rapidement possible vaccin bi kon nit ñi kenn ku ci nekk mën a dox daal say yitte ñaareel bi aussi di profiter occasion bi aussi di remercier aussi tamit l'Institut Pasteur du Sénégal vraiment muy des personnes assermentées ndax benn cas am Sénégal ñu tourné ne le cas est guéri c'est parce que toutes les dispositions ont été mises en place te tamit personnel bu assermenté aussi tamit ñoo ko cerclé di ñaan nag di wax ni les Sénégalais surtout suñu mbokk yi nga xam ne dañoo nekk Jolof ñu delluwaat ci niveau comportemental yi maanaam changer comportement daal di indi instaurer le civisme parce que aussi tamit loolu mooy dimbali état pour mu mën a cultiver le bon sens patriotique loolu dafay am solo ci dundub askan dafay am solo tamit ci réew ndax Institut Pasteur booy xool la fa nekk ci jumtukaay ak la fa nekk ci borom xam-xam jéggi na dayoo macha allah yal na yàlla def jàmm di ñaanal nag ñëpp di ñaanal Modou yeeg faatu yi di wax ni rek aussi di def samay recommandation yu dernière muy maanaam nañuy faral fu ñu toll di raxas loxo yi ak saabu fréquemment waaw raxas loxo yi ak saabu jël serpillière bu set fomp loxo yi ba mu set jël gel désinfectant désinfecté loxo yi moytu loxo yi di bëri ci bakkan yi ak ci gémmiñ gi ak ci bët yi parce que surface la yoo xamante ni virus bi ci surface solide yooyu lay mën a propagé wu ñaareel bi di moytu afflement yi tey di wéyee di topp ndigal tamit yi nga xamante ni moom la autorité italienne mettre en place ñu topp ko à la lettre te yàlla defal ñu jàmm defal ko askan bi defal ko adduna bi yëpp quoi. Khadim Gueye yow ngay youtubeur. waaw nga fàttali sa page YouTube ak say information yoo fa joxe ak tamit yenn recommandation ngay jox suñu mbokk yi ñu seetaan daal di ñu déglu. waaw bay nuyu di leen remercier Institut Pasteur boobu tàgg leen parce que dañu wax benn affaire ñoom préparé woon nañu affaire bi ñoom CEDEAO leen di yabal ay ndaw yu jóge ci yeneen réew yëpp. ñu leen di former ay groupe de 14 pour ñu préparer wu seen dëkk yooyu bu fa coronavirus ñëwee institut bi ñoom ñu leen former donc sénégalais yi war nañ dal seen xel bi ñu doon wax bu affaire bi ñëwee fii ya amuñu matériel amuñu nangam ñii dañuy former ay sénégalais lañ former par di former ay cadre yoo xam ñu ngi jóge ci yeneen réew yi. dans la sous-région di fàttali ñaari gox Sénégal plus Afrique du Sud. voilà donc xam nga ne loolu c'est déjà quelque chose lu am njariñ la lu am solo ñu liggéey parce que bi feebar bële amee Ebola bi ñoom ñoo ko géré woon aussi. dëgg la gis nga ñoo ci génnee donc war nañ leen wóolu ñoom tamit quoi waaw. et puis ñu bañ a di déglu li nit ñi di wax nit ñi yaa ngi dégg ñu ne cas bi wér na rek ñu ne alors feebar bi am na garab mais dañ ñu koy nëbb. luñ ciy nëbb amu ci. je pense que garab googu bu amoon Italie gi ngay law ba ñuy tëj fépp indi nañ ko jox leen. mu leer nañ. voilà loolu nañ ko dindi discussion yooyu ay état bi daf ñuy nëbb lii daf ñu loolu amu ci. à part ça di leen remercier di rafetlu seen liggéey tax lii ñoo ko bokk. information mooy lii boo gisee sànq ñuy wax suñu consulat c'est pas du polémique. mais yow mii jël seen téléphone ñoom woo la xam ne da ngay wax ak nit ñi ci loolu ñun la am nañ communication bi daal bu leen ma ko jàllalee Sénégal daañu ko jot parce que Sénégal ñuy suivre. man mii bu ñu ma woowee jox ma ko. lii may wax chaque jour ma def ko ci mu gën a law. sinon association bu ñu ko joxee ñoom rek ñoo koy xam. dëgg la voilà ñeneen ñi du ci jot te lu ñu mën a gën a tas affaire bi gars yi gën a sensibiliser wu donc dañ góorgóorlu ñoom tam ci loolu. balaa ñu tëj suñu émission am na benn vidéo temps yoo xam ne moom mooy circuler ci internet bi bu amoon benn émission bi amoon benn waaye bu wootee di wax comment ça fait que étranger yi di lim la moo tax étranger amuñu jàngoro bi feebaruñu te ay millions de italiens tëdd. yow waajooju bañ jàngat nga am c'est vrai que dañ ko war a banaliser vidéo bi parce que bañ a def promotion mais mënuñu si ñàkk bañ a wax parce que fin d'émission lañ nekk quoi pour ñu am ay ñaari kàddu yu ñu si sànni. waaw Kabou man ni nga jotee vidéo lañ ma ko transféré. dëgg la ma ko dégloo damaa ree. dëgg la ndax li tax ma ree parce que dafa am benn proverbe italien buy wax si può combattere tutto tranne l'ignoranza
muy maanaam on peut tout combattre sauf l'ignorance moo tax man dama koy banaliser xëy na nag du ñàkk tamit li tubaab bi bëgg a wax ci suuf moom la waa ji jël wax ko ci kaw ndax aussi dafay xaw a kéemaane ndax nga nekk cim réew ab feebar génn fa te gisoo benn étranger yàlla nañu ump nag waaw maa ngi teg sama loxo ci table bi di laal bant yàlla nañu ump wax dëgg yàlla macha allah te gisoo ci étranger yooyu kenn ku mu dal donc kéemtaanu suñu borom la man noonu laa ko mën a tuddee mais nag aussi dafa wax li nga xamante ni mooy opinion parce que sànq nee naa la démocratie lañ nekk daal ci démocratie lañ nekk fii loo xalaat da nga koy wax dëgg la donc wax na mais di remercier nag la bravoure de la journaliste là parce que vraiment nekk na jigéen boo xamante ni moo nekkoon avocat wu ñëpp étranger yëpp vraiment war nañ ko féliciter parce que mettre na ko sur les rails ndax tontu na ko tontu boo xamante ni ne ko fii racisme taxu fee jóg bon di xeex affaire xeet yooyu taxu ko jóg te aussi dama lay couper parce que li ngay wax amul sens kon donc déjà xam nga nit ki boo demee di lay am ku la layal vraiment mën ngaa toog jàpp man damaa mujjee rek croiser les bras te topp daal di reetaan quoi. waaw Khadim temps yi dafa am benn vidéo boo xam moom mooy circulé si internet bi ba ñu def waaji promotion moo tax affaire ñu banaliser ñu xaar ba cappaandoo émission bi ñu daal nañ si waxtaan tuuti. ban jàng nga am si waa ji woote woon ak daal italien bi woote woon di wax comment se fait-il que étranger amuñu jàngoro yi te italien am ay millions de personnes yoo xam daal ñu ngi am jàngoro bi ban jàngal nga am si loolu. comme li sa waay wax rek. lu ñu waroon banaliser la war nañ ko waruñu ko parce que aussi dafa waxal ñu bari ah. dëgg la mu mel ne ñun ñii yow mii boo defee programme man mii bu ma ko defee am na sénégalais yoo xam ñoo ngi ñuy seetaan. dëgg la dafa naan mais waa ji man lay waxal li ma bëggoon wax lii laa bëggoon te xëy na amul moyen bi. donc italien yu bare noonu la ko xalaate parce que boo xoolee ki nga xam ne moo waral loolu man démb def naa ci benn vidéo en italien tegal naa leen vidéo bi wax naa ca la ma leen di wax. ak fa mu soqi ko ndax boo ko xoolee ci Salvini moom moo fi indi affaire boobu gaa yooyu mooy ay électeurs am dañu waxante dëgg te yàlla tax te ñoom ñoo ñëpp di ko votel noonu lañ ko xalaatee ndax ñoom moom boo gisee 3% yooyu mu départ ba 34% lan moo ko may émigré yi muy attaqué barque yi muy arrêté toutes ces choses là donc yooyu mu doon def moom moo neex genre Gianni boobu woote Gianni du du dëkk Alessandria dafa benn télévision locale ñoom ñoo ko jàllale ligne directe sax la programme bi tudd ok donc loolu daal expression la boo xam ne jaaxaloon na italiens yi seen bopp mais ñemewuñu la ko wax waaw mais loolu ñun dañ ci sant yàlla et puis d'une part je pense que yàlla moo ñu dimbali foofu ndax tey bu yàlla defoon feebar bi ñun ñu dugal ko fi benn émigré dugal ko fii yàqu nañ ci Italie dootuñu xajati yàlla musal nañ ci loolu 2 bu ñu daloon parce que yaa ngi dégg même Salvini bi mu ngi gëmloo italiens yi que ne xaalis bi ñu doon dépenser pour accueillir ces émigrés là mënoon nañ ko jënd ay lal kon tey duñ am ay problème mu lal ci hôpitaux yi ak protection civile affaire yu demee noonu xam nga kooku naa fekk la day politiser affaire bi tey bu ñu yàlla natt woon 1000 étrangers feebar bi dal leen ñu dem ci hôpitaux yi tëdd occuper lal yooyu lan lay Salvini di wax gis ngeen lii taxoon ma leen di bloqué ñoo ngi nii italien ñun amuñu fuñ tëdd ñoom ñuy ñëw jox leen lal yi ñun ñu ne ci biti xoolal loolu donc ci kaw ci ñu tiim daf ñoo sauvé ñaar yoon ci ñaar yoon yooyu dugaluñ ko fi jëlaguñ seen benn lal tëdd ko donc amatul lenn lu muy wax nañ ko sant yàlla rek te xam ne waajooju du xalaat boobu bari na ci ñoom ñu ko ci xalaat. mais Khadim di fàttali que fu ñu nekk ni tamit Sénégal il paraît que am na ay fake news gars yi di wax ni kii am na ay kàddu yoo xam ne mu ngi jib de gauche à droite d'ailleurs am na benn information boo xam ne. sànq lañ ko wax si yoon bi nga doon ñëw. kooku benn cas la parce que dañu war a xam ne affaire yi bu amee. ak fu mu mën a am. dóorkatu marto yi ni leen di woowee dañuy génn. même Italie bi dégg nga fi cas yoo xam ne dañuy ñëw sol comme sa waay bi sol nii yor seen badge boo xam ne fake la xam nga ne ministère bi leen yabal dañu war a ñëw visiter la ci kër gi di ko def màggal yi sàcc yu bare bi ñu leen sensibiliser ci lañ dal Sénégal affaire bi mu fay doog am donc dóorkatu marto day jëw information bi ma jox mooy reporter bi nga xam moo nekk Dakar di job ak man quoi di ma jàppale foofu yenn situation yi moom mooy dem interview wax daf ma woo sànq bi ñuy ñëw maag su fi nii mu ma ne tantam moo ngi nii hôpital dafa naa Géejawaay la jógee dafa demoon parce que dafa sibru dafa xaw a sibru dem yaakaar ne dafa am coronavirus affaire dem di contrôlé wu bi mu accès ci kees bi ñu ne ko pour ñu contrôler il faut nga fay 15000 15000 yi mu fay ko après ñu bindal ko benn kayit ne ko demal jox ko docteur bi
mu yóbbu kayit bi ci docteur bi daal koy visiter taf ne ko non yow yoroo coronavirus quoi dara dalul la mu daal di ñibbi noonu. yow dafa nga ne loolu du fake. mu gaaw lool yow dafa nga mën nga ñëw ñu contrôler le coronavirus rapidement jox le résultat bi rapidement c'est impossible. et puis 15000 lan moo tax mu fay le gouvernement sénégalais nee na kenn du ci fayeeku pour contrôle bi amul kenn ku fa war a fay dara donc 15000 yi man maa ngi ciy gëstu parce que nee naa kii na mu yónnee vidéo yi te danaa ko jàll dinaa leen jox ay leeral yu wér tagal leen maire bi mu wax ngeen dégg li mu wax yabal naa Baara aussi na dem ci hôpital boobu na leen piéger avant tout pour mën a am information bu enregistré leen jéem a fay sax 15000 yooyu voilà parce que il faut ñu arrêter yooyu waruñoo profité ci doomu aadama yi déjà problème am nañ ko pour la santé di fay yenn xaalis yi nga ñëw laaj ma benn 15000 ma jox la ko ci lu matul 10 minutes nga ne xool ma sojum kese ne ma non amoo coronavirus demal jeex na loolu nañ ci moytu fu ngeen dem ñu bëgg leen a fayeeku pour contrôler coronavirus du dëgg bu ñu leen laajee dërëm bu leen ko fay créer leen problème sax waaw nañ leen expliquer fan lañ waxe fan la état bi waxe que ne da ngeen war a fay 1000 francs wala 15000 dara war leen ko fay dañ la war a contrôler normalement ils sont payés pour def loolu laajloowuñ leen xaalis ci kenn kooku moom nañ ci artu te moytu ku ñëw di fëgg sa kër naan ministre de la santé ma yabal ak damay ñëw contrôler leen fii ay dóori marto la yooyu da nga ko gis nañ moytu naka ngay tàggatoo mbokk yi dellu tàgguwaat leen remercier leen comme ni ma ko waxee rek di wax seen auditeurs yi ñu di ma suivre sax ci Khadim Gueye TV ci information yi mu leen jox ci coronavirus bi chaque jour par jour ok di leen remercier di leen wax tamit ñoom ñu leen di suivre affaire bi sax dinaa ko jàllale ci chaîne bi ngeen di ma xoolal fii Diaspora Vision parce que seen job am na solo vraiment waaw sénégalais yi di leen déglu fii njariñ dong ngeen fi mën a am li ngeen di làkk la ñuy làkk di leen ko wax muy leer waaw te defe naa am ngeen yeneen programme sax yoo xam en français la yi am dëgg la dañ si gën a lëkkaloo dañ si gën a yaatal bu waxtaan yaa lan nga tàggatoo mbokk yi ñu ngi seetaan waa Kabou di dellu rek di la remercier waat encore une fois di rebondir rek ci li sëñ Khadim wax di ko remercier aussi de passage parce que aussi liggéey bu muy liggéey waaw gis naa liggéey bu muy liggéey parce que chaque jour ñu ngi ci réseau yi dëgg la di expliquer di sensibiliser vraiment yàlla gis na li ngay def ci askan bi yàlla fay amiin waaw ñun ñëpp benn lañu tey bu ñu jëloon mankaan ñu ci avion aéroport Blaise Diagne la ñuy tàggali ko ñuy jël taxi ñuy jël ay jaga jaay peut-être waaye Sénégal ñoo ko moom te on est fier tamit d'être Sénégal lépp luy meññet di yokk Sénégal ñun dañ ciy dox di ciy wax di ciy gëstu donc di ñëw rek ci li mu wax c'est vrai que ni ñenn ñi dañuy profiter ci yenn occasion yi am mais aussi di wax ni état bi moo war a wax ak population bi décentraliser communication bi au niveau des maires de commune d'arrondissement comme ñoom ñoo nekk en étroite collaboration avec la population ñu mën leen sensibiliser wax leen ni ne leen état actes yi la jël ci tamponnage coronavirus wala nangam te bu kenn laaj dërëm ñoom it nag ñu conscience seen bopp ku leen laaj xaalis tamit ñu tàccu la juróom-ñaari tàccu ba askan bi yëpp xam ko su ko defee ñu mën a xeex ger bi mën a xeex tamit njublan ñi nga xamante ni dañuy salteel liggéeyu état askan noonu lay doxee di leen remercier encore une fois di ñaan yàlla subhanahu wa taala yàlla nañu yàlla umpale feebar bi umpale ko bépp doomu aadama ci barke Seydina Muhammad waaw di leen sant di leen sant di gërëm rek Yaya Mbow kontaan nañ lool si sa teewaay fii ak Khadim yow moom yeneen numéro dina amaat nañu xool évolution mbir mi fu mu toll beneen yeneen plateau tamit na amaat ñu ñëw toogaat fi tamit ajourné nit ñi ñu xam carrément fan la mbir mi toll li daaxoon sax mooy ñëw toog fi ne amoon na fi woon te jeex tey loolu daal lañ ñaan suñu borom waaw di la sant di la gërëm bu baax a baax di la féliciter aussi di la encourager di la wax ni kii daal continuer si liggéey bi ngay liggéey di sant gërëm Sophie Dior ak Augustin nekkoon si cabine technique bi Yaya kontaan nañ lool sëñ Khadim kontaan nañ lool di waajal deuxième numéro bu soobee yàlla di fas yéene nag ñëw toog wax ni mbir mi jeex na incha allah rabbi sant ak gërëm très prochainement si beneen numéro place publique di gërëm Sophie Dior ak Augustin si cabine technique bi